asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demee ki ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabu islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee da nga ko fa fekk librairie islamique Li et Frères yamuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu am solo yu ñuy jaay lu demee ki ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Li et Frères da nga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Li et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Et de nouveautés à la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Dème, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Al-Bourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Al-Bourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Al-Bourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim, bismillahir rahmaanir rahiim. wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam murshidi shabab wa muallimihim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci seen plateau jeunesse et religion amaan mbégte ak contentement teewaat fii ci suñu jotaay di fi waxtaanee ay thèmes yu am solo. tey nag ci biir thème yooyu ñu jikki ci thème bu am solo ñu tuddee ko jeunesse et l'action sociale dans l'islam maanaam ndaw ñi ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu jàppalante dimbalante waaye tamit ak jëflante ci loo xam ne lu baax la ñu fas yéene ci ànd ak tey suñu invité di suñu professeur di suñu mag waaye tamit di suñu oustaz lépp la ci ñun ndax ñun jaar nañ ci loxoom mu jàngal ñu tàggat ñu formé ñu yàlla nag dogal tey jii ñu dalal ko fii ci suñu plateau ci biir Leral TV muy Oustaz Makhtar Thiam du oustaz kese waaye nag moom pédagogue la parce que diplômé na la ci moniteur collectivité éducative nekk acteur social bari ay facettes lool am ci lu bari nga xam ne mi ngi ciy yëngu rawatina ci gox gee nga xam ne fa la fekk baax muy yaraax ñuy nuyu waa yaraax yëpp di nuyu suñu mbokk ya fa nekk yëpp. di leen jaajëfal fii ci Leral TV Oustaz Makhtar ñu ngi lay dalal ak jàmm di la nuyu di la ziar. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu waa kër gi leral.net mais di nuyu tamit Oustaz bi nga xamante ni moom moo ñu dalal tey ci kër gi muy Oustaz Daouda Mbaye di ñaan yàlla. avenir bi nga xamante ni moom la am ci xam-xam ak bëgg ko yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku téléspectateurs yëpp di ñaan yàlla nañu yàlla defal topp ak dégg yàlla defal ñu sami'na wa ata'na di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Yaraax yëpp Oustaz Daouda jërëjëf macha allah jërëjëf Oustaz Makhtar Oustaz tey ñu am fii thème bu am solo muy jeunesse et l'action sociale dans l'islam ban impression nga njëkk am ci bi nga xam ni noonu nga déggee thème bi ndax thème la boo xam ni xam naa ni sawar nga lool pour wax ci ndax yow sa dund lépp ci action sociale la. jërëjëf Oustaz Daouda comme ni nga ko waxee thème bi dafa nekk thème bu ma sawar lool parce que mun naa résumer rek
wax ni man bu ma fàttalikoo depuis ba ma amee 14 ans ba at yi ma am xëy na yàggul ci loolu laa nekk ci action sociale ci jàpp ak jàppale ci taxaw ak taxawal ci informer ci sensibiliser ak ci li nga xamante ni mooy communiquer moo tax réflexion bi ma njëkk a am rek bi ñu ne jeunesse et l'action sociale dama xel dafa dem ci ñaari nit kenn ki mun naa tudd Asmaa bintu Abu Bakrin ci action sociale ba mu def dëgg la kenn ki mun naa tudd Usaama ibnu Zaydin je m'explique kenn ku nekk xam na ni nabiyal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demee ca xuntuma ca xaaru Xiraa in wala xaaru Abi Sur mook ki nga xam ne mooy Abu Bakrin Siddiq la Asmaa bint Abu Bakrin def ca ay taxawaay ci sacrifice ci engagement ci détermination en tant que jigéen loolu daf may permettre rek ma xam ni ndekete jeunesse et l'action sociale kooku mën nga ko jël jox ko comme modèle mën nga ko tudd ak li nga xamante ni moom mooy référence kii nekk ci personnalité féminine kee ci masculine kii représenté góor ñi ki représenté jigéen ñi comme ni nga ko waxee oustaz donc noonu ma cité Asmaaw mën naa ci cité ki nga xamante ni moom mooy Usaama ibn Zaydin et parce que xëy na bu ñu koy jàngale ci beneen côté guerre la ñuy wax xare bu amoon à l'âge de 18 ans mais ci baatu responsabilité lañ koy ëpp di ko jàngal waaye loolu tamit action sociale la action sociale mooy koy xamante ni da ngay taxaw ci mbiru nit ñi l'intérêt public taxaw boobu moo taxoon ñoom ñaar ma jël leen comme exemple depuis bi ma joxee thème bi ci Asmaaw ak ki nga xamante ni mooy Usaama ibn Zaydin macha allah kon ci loolu la ñuy jaaree mën a dugg ci biir thème bi suñu premier point ñu la ci laaj lan mooy sa xalaat ci la dimension religieuse de l'action sociale parce que dañ ko aborder ci angle boo xam ni moom mooy dans l'islam parce que dañuy wax jeunesse et religion bu fekkee dimension religieuse de l'action sociale ana naka lañ ko mën a jàngatee ci biir diine waaw oustaz xam nga boo ma tuddalee la dimension religieuse de l'islam da nga may rek baatu action sociale boobu ma jàngal ci am lu ma ci corfati tuuti bismillah parce que action sociale bu ma ko doon jàngale tey pour contextualiser ko à l'heure du Covid dama naan ñeenti baat rek la mooy yar la mooy jàngale la mooy taxawu la mooy suqali la maanaam dama bëgg wax ni action sociale ñeenti baat la ñeenti baat yooyu ku nekk dafa am lu mu ci soxla am na koo xamante ni moom yar bi la soxla boo ko yaree defal nga ko action sociale am na koo xam ne jàngal nga koy def nga tuddee ko action sociale mais am na koo xamante ni da nga koy taxaw mu dellu ci assistance mais am na koo xamante ni da nga koy suqali moo tax ma bëggoon rek ci ñeenti baat yooyu mun nañ ci wax lu baree bari ci ñeenti baat yooyu noonu mais nag boo ma bëggoon wax nag li nga xamante ni mooy la dimension religieuse de l'action sociale mu nekk loo xamante ni lu am solo la xam nga borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ci benn aaya alquran fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra ustaz te mooy sunu borom dafay wax foofu noonu maanaam les bailleurs yi wala ñi nga xam ne dañoo am alal wala dañoo am tuut maanaam ci wàllu action sociale boobu ñuy def joxe bi ak façon bi mooy tax ñu am li nga xamante ni mooy une réussite totale wala finalité nga dégg ci ni kon action sociale pour l'islam dimension bi mooy moom joxe bi intéressé wu ko mais ni nga koy codé ba joxe ko moom moo am solo maanaam la générosité dans l'action la générosité de l'action comme ni nga ko waxee xam nga loolu moom mooy permettre ni nabiyal Mustafa jàngale woon ci benn xadis te mooy juróom-ñaar yi mu wax ni yàlla dina leen keral yawmal xiyaam benn rek laa ciy jël rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na am na juróom-ñaar ñoo xamante ni ëllëg ku am ker ñu am ker ku amul ker ñu am ker ñu ni ko kan la mu tudd juróom benn yëpp waaye comme ci action sociale la ñuy wax effectivement ñu jël ci juróom-ñaareel bi mu ni nit ki nga xamante ni dafay def action mu def ko ba nga xamante ni càmmooñam sax xamul li nday jooram joxe c'est l'efficacité et l'effacement waaye tamit ci li nga xamante ni mooy générosité waaye tamit ci li nga xamante ni moom mooy defin bi mais Oustaz Daouda à l'heure actuelle est-ce que hadis boobu société sénégalaise ñu ngi koy dund waaw wala déet ñu xool y a problème parce que li ñu koy indi dafa am ay crises yu nekk actuellement au Sénégal parce que mën nañu wax ni actuellement disproportion sociale am na taxawaay bi am na fi mais li ci l'islam bëggul mooy li ñuy tuddee crise de bëgg cër
crise de bëgg daraja et de maa fi ne. Sénégal bu ñu ma doon laaj dama naan ñetti crise la am. crise de bëgg cër. nga tënk ko ci crise de bëgg daraja et de man maa fi ne. tënk ko ci buzz. nga tudd ko ci buzz mooy lépp looy def rek faaw nga woo réseaux sociaux yi. lépp looy def rek faaw nga woo pour nit ñi xam yow yaay kan. donc gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais donte ci beneen angle tamit bonul. parce que l'islam ordonné na aussi ñuy joxe publiquement pour ñaax ñi nga xam te ni duñ joxe. surtout tamit ci côté boobu nii parce que li ngay wax noonu fan lay amee njariñ. mooy innamal a'malu binniyaat. gis nga mbir mi bi nga koy def. dañ lay laaj lan moo ciy sa yéene. l'objectif c'est quoi. même booy def activité dañ la koy jàngal. yow mi nga xam da ngay def émission. émission bi am nga ci objectif. effectivement boo ci paree lan mooy attente bi lan lañ ciy xaar. donc moo tax joxe bi boo demee bay def action sociale. dañ lay laaj loolu la. moo tax ci dimension religieuse boobu. dinaa ci joxe benn anecdote. gis nga dimension religieuse moo tax oustaz. dafa am ñetti cër yoo xamante ni ci nit la nekk. nit ñi duñ ci bàyyi xel. mooy def action sociale. ban ak ban. mooy li ñuy tuddee làmmiñ. mooy lu ñuy tuddee tënku loxo. ak suufu tànk. te ñetti cër yooyu kat benn du ci sax karaw. làmmiñ du am karaw te lu defaru ci penc ñoo ko defar. te lu defar ci penc te lu yàqu ci penc ñoo ko yàq ñoom ñoo ko yàq. ni ngay fexee loolu mooy lan je m'explique. mooy da ngay fexe bu ñaari nit mooy li ñuy tuddee islaahu zaatul bayni. mais loolu action sociale la. la réconciliation. réconciliation. islaahu zaatul bayni la. te loolu làmmiñ mën na ko def. te mooy nga ñëw ci nit ki ni ka mbokkukat. oustaz Daouda kat li nga dégg démb moom waxeewu ko noonu. loolu lapsus la. wala sabxul kalim la wala sabxul lisaan ak noo ko waxee làmmiñ bi dox ko. wala sax lislaam may na la sax nga wax ci loo xam te ni sax du dëgg ne ko pourtant diw mi nga jàppee sa noonu dégg naa démb mu wax ci yow lu rafet. gis nga. kon làmmiñ boobu noonu amul karaw am na lu muy doxee. effectivement moo tax dama dégg Serigne Moustapha bu njiital Moustarchidine. hafizahullah yarkat bu mag. yarkat bu mag. rawatina ci ndaw ñi. ci ndaw ñi. donc dama dégg mu firi benn aaya alquran dama daanu keroog. dafa wax ni. alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn. mu firi ko firi boo xamante ni man keroog dama daanu. dafa wax ni sunu borom subhanahu wa taala. dafa wax ni nit. ñaari bët la am. ak benn gémmiñ wala benn làmmiñ. mais malheureusement léegi nit ñi léegi ñaari bët la ñu am mais benn bët la ñuy xoolee. pour bañ a def action sociale. parce que oustaz Daouda boo ko xoolee dans les yeux nga xool ko xam ni kii ku beau la ku sage la ku baax la nga waxal ko lu baax lu nekk loolu la ñu préféré. nga nëbb benn bët bi pour bañ a gis baaxam. moo tax ñaari bët la ñu waroon xoolee mais di camoufler les choses moo tax léegi benn bët la ñuy xoolee. te yàlla jox ñu ñaari bët. beneen bi yàlla jox ñu benn làmmiñ. ci action sociale ba tey tamit mais ñu am double langage. kon defatuñu action sociale. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ci dimension religieuse. man satara musliman satarawullahu. képp ku suturaal jullit yàlla dina la suturaal yawmal xiyaam. moom la yàlla jox ci aaya bi ci dimension religieuse wala tajassasu. xamoo ni képp koo xam ne def nga espionnage ci nit ki defoo action sociale. parce que moo tax oustaz action sociale ci dimension religieuse xam nga lan la. nekkin la comportement la. action sociale dafa amaale dimension humaine ci biir. moo tax ma ni nekkin la. waaye tamit li nga xamante ni comportement la. xàmmeewul mag xàmmeewul li nga xamante ni moom mooy ndaw. mais nag balaa tamit l'islam di ko luñ ko jàngale tamit ci wàllu diine. parce que fi ngay wax noonu dogma la. mooy dugg ci li ñuy tuddee. action sociale boo xam te ni c'est immatériel. voilà mi ngi noonu oustaz donc loolu dimension religieuse de action sociale boobu encore une fois nañ ci bàyyi. xam nga l'islam yonent bi nabiyal Mustafa li mu wax ci hadis bi. mu ni képp ku fanaan ci quartier. am ku fa fande responsabilité bi yow yaa ko gàddu dinañ la ko laaj. et pourtant ñi ngi gis la précarité bi nga xam ne actuellement moom la ñuy dund. moo xam ci monde islamique bi la ak fépp ci réew moo xam ne dañ fa nekk ñu ne ñi fa ëpp. ci diine la ñuy yëngu que ça soit la religion musulmane ou bien la religion chrétienne. kon est-ce que kon amul problème ci côté boobu. donc y a problème oustaz. pourtant ñu ngi gis ay nit ñuy fande. donc y a problème li lay wan ni la y a problème damay nettali benn histoire. dafa amoon ñaari nit yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañ leen fekk ñu toog. kenn ki ñu ni ko loola daal mu ni sama biir mooy metti ñu ni ko luy metti sa biir mu ni dama lekk ba mënuma dox. keneen ki ñu ni ko yow loola dal mu ni dama xiif. sama biir day metti ñu ni ko loola dal mu ni dama xiif ba mënuma dox. ñu ni loolu jaaduwul
kii mënul lekk ba mënul dox kii xiif ba mënul dox ñu ni kon dafa am lu ñuy tuddee li ñu deful muy équilibre moo amul al wasatiya voilà le sens de l'équilibre muy le juste milieu te mooy li wolof di wax oustaz te mooy bu sëll yooyu bu giir dem ak neen ki lekk ba mënul dox bu ko partagé woon mooy esprit de partage esprit de solidarité boobu bu amoon defe naa kii biiram du métti ndax xiif di ko jàpp parce que kële dafa denc loo xam ni kii mu tiim te amul lu mu lekk moo ci waroon jëriñoo oustaz mais mu seetaan ko gis nga pour wax la moo tax xaw ma sa benn émission oustaz mais émission bi nii la dimension religieuse de l'action sociale ñëw na ci contexte bu baax mais ñëwaat na surtout tamit à l'heure du Covid parce que nit ñi liggéeyatuñu oustaz nit ñi jàppatuñu ci dara oustaz yenn réseau yi wàññi nañ nit ñu bari mais surtout le secteur privé mais li ci gën a am solo nag muy baatu man de gis naa ni ku ci bëgg a mucc benn baat rek man laa am comme solution bu ma doon wax la dimension religieuse buñ ma waxoon te sa maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko jàngale woon mu ni il faut deviner le besoin waay te pourtant loolu yéen saa sallam jàngale na ko bu yàgg il faut deviner le besoin parce que oustaz Daouda mënul laaj xëy na personnel bi am na ku la mënul laaj am na koo xam ne ngoram mën ko may mu daal di laaj léegi nag boo deful lu ñu tuddi deviner le besoin doo mën a xam li mu am ak li mu amul li mu ñàkk ak li mu ñàkkul ba man ko taxaw ba man ko assister mu delluwaat ci sama ñaari baat yi ci deviner de besoin bi ci ngay xool kooku li ngay deviner ci moom lan la ndax taxawu la laaj wala jàngal la laaj wala yar la laaj wala li nga xamante ni mooy jàngal parce que ñeent yooyu dañ koy fàtte te mooy action sociale mooy li ma sama professeur ba jàngaloon mu ne am na koo xam ni mu ne Sénégal xamuñu dimbali assister nit mu ne parce que dañuy gis koo xamante ni dafa xiif ñu ñëw naan ko yàlla nee na ci alquran yonent bi nee na mu ne du ko dégg mu ne boo ko joxoon tibbub ceeb ba mu dugg ci biir bi mu ne automatiquement dina la mën a dégg mu ne waaye bu fekkee nit ki soxla li mu dundee nga ñëw naan ko yàlla nee na yonent bi nee na du ko gaaw a dégg mu ne balaa nga ko naan yàlla nee na yëkkatil am tibb jox ko mu lekk ba xelam dal mu lay soog a mën a dégg moom la wolof di wax ni saaku bu deful dara du mën a taxaw bay jariñ effectivement parce que deviner le besoin dafa am solo dafa am solo parce que mooy tax aussi tamit nga fekk nit benn oustaz Makhtar Thiam bu toog nga xëy rek bettee ko ab 10 000 francs est-ce que koo xam te ni poosam 100 francs nekku ci woon bu newul allahuma sax yàlla nangu ñaan gi est-ce que parce que xol bu sedd doy na ñaan gis nga pour wax la ni la ci fi ñu toll ni ci la dimension religieuse de l'action sociale oustaz bu ma nee la yàlla mas na takk brassard rouge di doxu ñaxtu doo ma gëm borom bi subhaanahu wa taala oustaz nag wax nga lu rëy ci leeral sunu borom mas na takk brassard rouge di doxu ñaxtu yàlla dina ñaxtu ndeke parce que daf ni doomu aadama yëpp na aadama maritu yow doomu aadama man sunu borom damaa feebar te seet si woo ma yàlla bu feebar de ëpp na yàlla ni ko doomu aadama ni ko noo yàlla yow nan ngay feebaree te yow yaa bind jaam yi nit a yeey nag mu ni ko noo dama xam ne am na benn nit bu tudd Nguuda Saar ca fa nga xamante ni mooy fongali mi dafa feebar te demoon seeti ko te boo demoon amaana assister ko protéger ko taxawu ko man di ma fekk man borom bi subhaanahu wa taala assistance sociale dugg foofu assistance sociale daal di dugg ñu toogaat ba mu yàgg ci brassard rouge bi mu ni doomu aadama mere naa la ñu ni ko yàlla lu tax nga mer mu ni dama gis ni dama xiif te mayu leen ma lekk mayu leen ma bonbon wala akara mu ni ko yàlla nan lañ lay mayee dépense ak akara mu ni am na koo xamante ni mi ngi ci quartier bi mi ngi fande amul lu mu lekk amul ngeen seetaan ko et pourtant bu ngeen demoon ci moom bettu ko xéewal mën naa am di ngeen ma fekk man yàlla borom bi subhaanahu wa taala bu mu leen jaaxal nag tey sama professeur moo fi ñëw Oustaz Makhtar Thiam te comme c'est le professeur quand le professeur parle l'élève doit être attentif kon dañuy dem rek seeti suñu page pub dem suñu partenaires yooyu nga xam ne ñooy Li et Frères ak Salb Al Buraax ñu dellu siwaat ci plateau bi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demeek ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabo islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee da nga ko fa fekk. Librairie islamique Li et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu ama am solo yu ñuy jaay lu demeek ni miel lem ñun ñëpp xam
nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Ly et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Ly et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Du nouveau et des nouveautés à la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Dème, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Albourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Albourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Albourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture. jërëjëf téléspectateurs yi gis ngeen ko noonu Ly et Frères ak Salb Albourakh suñu partenaires yooyu nga xam ni ñoom ñooy jàpp ci émission bi ñooy tax tey ji émission bi di gën a jaar yoon di gën a jëm kanam lépp lu ngeen soxla rek ci wàllu livre ak lépp mën ngeen dem foofu ngeen seeti ji ko Oustaz Makhtar suñu partenaires yi yaakaar naa ni miin nga leen ñoom Ly et Frères ci njaayum téere rek li ci aju noo leen gisee. waaw li may wax ci loolu rek di leen ñaanal yàlla ginnaaw ñaanal yàlla bi di wax ni nit amul lu dul xam-xam te ñoom ci wàllu librairie la ñuy yëngu ci wàllu njënd ak njaay mais rawatina wàllu xam-xam ñoom la ñuy promouvoir donc di lancer appel waat jeunes yi surtout ñi nga xamante ni ñoo bëgg xam-xam ak njàng ñu dem ci Ly et Frères taxawu ci jàppale leen surtout confiance bi ñu def ci jeunesse et religion c'est pas évident ñuy gis ñuy jàppale émission religieuse yi voilà loolu mu ngi noonu su ko defee daal di lancer waat appel jeunesse yëpp surtout ñu nekk dans les écoles lu mel ni école Fallaah yi ak faneen ak maa bari na pour ne pas faire des publicités ñëpp ñu gën a jàpp mais di leen ñaanal yàlla Ly et Frères merci jërë ngeen jëf ci seen taxawaay ak seen engagement ak waa Albourakh Albourakh moom bu defee noonu wàcc na parce que fu xam Albourakh fa mu jógee yóbbu nag yal Moustapha sallallahu alayhi wasallam ca kaw mu siégé ci kaw asamaan kon buy jàppale rek kon Albourakh ni Albourakh defoon action sociale ñoom ñu ngi def action sociale macha allah contextualiser ko ak tey jërëjëf Oustaz. Voilà c'est le pédagogue qui parle Oustaz Makhtar Thiam. Oustaz sànq ñi ngi taxawee woon ci dimension religieuse de l'action sociale yi ngi ci indi yëpp indi nga ci côté action sociale bi nga xam ne c'est immatériel muy ci naka la ñuy dundee ci pénc bàyyi yi nga xam ne moom mooy bases yi mais naka la ñu mën a jàppalante aussi tamit ci côté matériel yëpp indi nga ko ci dimension religieuse bi macha allah beneen kii bi ñuy dugg mooy programme de réinsertion sociale de l'islam parce que dañu gis ni ñun réinsertion tout le temps ñu ngi koy tudd rek ci côté ki nga xam ni fii ci suñu penc dafa dem prison ba génn wala tey jii nii société bi beddi ko ñu war ko delloowaat ci biir société bi ana tey jii pourtant ci au temps de l'islam l'islam dafa amoon programme de réinsertion ci côté boobu parce que daan nañ gis ñoo xam te ni ci guerre yi dañ leen daan jàpp mais buñ leen jàppoon daaw ñu leen torturer dañ leen daan dugalaat ci biir société bi ana ban programme la l'islam teg ci côté boobu waaw réinsertion sociale boobu oustaz ci réinsertion sociale boobu nga xamante ni moom la ñu wax te mooy balaa ma ciy ñëw rek xam nga l'islam dafa bëgg dafa santaane nee na nit ñaar buñ ko defal mooy nit kenn waru ko tiital kenn waru ko ragalloo bashiru wala tunaffiru gis nga dégg leen te bul dàqe comme nit kenn waru ko ragalloo moo lay permettre nit ki nga insérer ko waat ci biir société bi moo xam ginnaaw bi jéyee amee moo xam sax bu jéyee amul parce que ki def lu ñaaw ci penc mi ba ñëpp xam ko waruñu ko beddi rawatina ndaw oustaz boo xoolee Usaara Badr les prisonniers de Badr yonent bi mu jàppee les prisonniers de Badr lan la def dafa jël ñëpp
mu indi leen ni ku jàngal 10 musulmans maanaam fukki jullit mu mën a lire mën a bind moom mooy sa libération moom mooy sa njot. kon yonent bi def na action sociale inséré na leen ci penc mi mënoon na leen rey mënoon na leen torturer mais mu am benn programme mu am benn engagement am benn vision boo xamante ni canaliser na leen dàqu leen mu def li mu bëgg a def waaye tamit mu am une réussite totale. ci Badr rek xool ni yonent bi defoon. te pourtant la majorité ñi ko defoon ñëpp dañoo mujjee tuub dugg ci l'islam. dañoo mujj tuub dugg ci l'islam donc gis nga kon ci loolu li ma ciy wax mun naa ci citer lu mel ni xare Badr mën naa ko ci citer comme exemple ñaareel bi tamit. mooy almuhajiruna wal ansaar. xoolal yonent bi muy sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn dem fi nga xamante ni mooy Médine. nan la demee. muhajiruna mooy ñi gàddaay. muhajirun mooy ñi gàddaay jóge Màkk dem Médine. al ansaar ñoom ñooy ñi dëkkoon Médine. dalal yonent bi teeru ko tatagal ko defal ko liñ ko war a defal yépp. mais boo gisee jumelage bi am foofu oustaz. ok. al muaxaat baynal muhajirin wal ansaar. la fraternité musulmane. loolu mën nga ci déggee loolu parce que ñee bi ñu ñëwee. attitude bi ñu amoon ñi dëkkoon Màkk. comportement gis-gis bi ñu amoon bokkul woon ak ñii. maanaam ñaari tradition yi bokkul. léegi jumelage bi nga xamante ni moom la yonent bi def fraternité bi mu def fexe na ba insérer li ñuy tuddee cohabitation ñu dem ba bokk benn gis-gis bokk benn xalaat bokk ni ñuy jullee ni ñuy defee lépp. la cohabitation sociale mooy ñëwaat. voilà cohabitation sociale moom mooy ñëwaat. et l'acceptation de l'autrui. surtout parce que ni nga ko waxee ñu jóge Màkk ñëw Médine. bu kenn ku nekk accepté wul woon sa humour morom. sa jikko morom sa tradition morom kon dund ba ñuy dund ca Médine dana jafe. kon gis nga wax naa la Badr. jox naa la muhajir wal ansaar. fi may terminer ci loolu. mooy kenn ku nekk jàng na histoire Alioune ak Sayyidatuna Fatima ak ñett ca koor ga. ñetti fan yi. yatiman wa asiran. innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. xëy na histoire bi amu ci njariñ di nettali scénario bi. mais li nga xamante ni mooy spiritualité bi ci nekk. ay jeunes ay xale comme jeunesse et religion la ñu wax. xale ya fa nekkoon ak seen papa ak seen yaay. ñu mën leen convaincre. mën leen jàngal. mën leen taxaw ba ñu situation bu climat bu favorable woon boobu oustaz laay wax ci action sociale. ba ñu mën bu ngoon jotee ñu jël tuuti ndox daal di naan ci action sociale delluwaat ci koor gi. gis nga ni ñu leen inséré ci biir bi. ni ñu leen ko jàngalee ni ñu leen ko tàmmalee à bas âge kon wane ni mun na nekk côté bu positif que côté bu négatif tamit mais nit da nga koy jàngal rek. da nga koy orienté pour li nga bëgg mu mën ko def ci wàll boobu. kon foofu dañ fay jàngee parce que prisonnier bi ñëw na ñu jox li ñu waroon lekk. jirim bi ñëw na ñu jox li ñu waroon lekk. doxandéem bi ñëw na ñu jox li ñu ko waroon jox. ca ñoom ñoo ko gënoon soxla. kon foofu dafay firnde li sëñ Hady Niass doon wax. naan ku bëgg boo bëggee am li nga bëgg. da ngay joxe li ñu bëgg. boo bëggee am oustaz. boo bëggee am li nga bëgg. da ngay joxe li ñu gën a bëgg. da ngay joxe li ñu gën a bëgg. allahu akbar. parce que tey jii nii dafa bëgg wax foofu nii. sooy jox nit ki jox ko li nga gën a bëgg. sooy may nit ki may ko li nga gën a bëgg. waaye bul jël yére tey di ko maye bàyyi yére yi nga xam ne dafa xotteeku nga jël ko di ko joxe. mais jëlal sa yére bi nga gën a bëgg nga jox ko nit ki. moo tax mu ne boo bëgg li nga bëgg soo ko bëggee am. da ngay joxe li nga gën a bëgg. est-ce que da ngay joxe li nga muy firndeel li nga wax foofu ci ñoom Aliou nag. di ci aju. kon oustaz man ñetti exemple yu concret mooy xare Badr. cité naa ko. tudd naa li nga xamante ni mooy. te loolu modèle de réinsertion la. gis nga modèle boobu la. comme ni nga xamante ni noonu nga ko jàngalee. ci xare Badr comme ci Alioune ak famem noonu ñu toogee ñetti weer boo xamante ni astaghfirullah 3 jours. ak fa histoire ba jaar ak yàlla cité leen ci biir Alquran. mais foofu taxawaayu c'est-à-dire religieux yi oustaz ñi nga xam te ni ñi ngi yëngu ci wàllu diine parce que ñun dañuy faral di gis ni am na ay jeunes yoo xam te ni léegi-léegi dañ leen di beddi parce que li tax ñu leen di beddi peut-être que yaa ngi gis benn jeune boo xam ni mu ngi naan sàngara wala mu ngi tux yamba wala leneen ak leneen ñu marginaliser ko bàyyi ko noonu mu continuer ci lu bon loolu est-ce que kooku mënuñu ko récupérer parce que man gis naa la ngay def activité boo xam ne ci association bi nga jiite muy taxaw xale yi di def ay programme yoo xam ne da nga ciy jël xale yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk ba di taxawaalu au niveau de Yaraax ba ci ñeneen xale yi nga xam ne sax taxawaalu ñi ñëpp nga jël leen boole leen ci benn centre aéré di leen former te loolu modèle boobu yaakaar naa ni religieux yëpp war nañ ko mën a utiliser. waaw oustaz loolu dañuy sawar tontu ci xam nga tax ñu ciy sawar mooy que gis nga l'islam du diine boo xamee l'islam universaliste la léegi nag di kurus ak kaala rek. waaw voilà mu ngi noonu xam nga sëriñ maam Cheikh Tidiane si da ko waxoon. daf ni woon man de ñu baal ma mais dama ragal.
tiit naa ci ndaw yi nga xamante ni ñoo songu daw wuti diine. damay bañ buñ demee ci diine. buñ fa fekkul li fa taxawal rek dañuy génnaat duñ fa mën a toog. parce que déception moo leen fay jëlee déception moo leen fay jëlee. taw nañ ci diine ji ñëw nañ fekk ñu fa programme. ñu fa benn programme. donc kon nag nous les religieux encore une fois. et balaa ngay dem ci nit ki yow foog nga préparer ba pare individuellement y a des choses yoo xam ne avant muy nekk lu collectif dafay nekk lu individuel. mais quelque part aussi tamit beaucoup de religieux ñi ñu gis. ci imam yeeg ci kii ñu ci bari dañu tëju. parce que dañu jàpp ne ñoom jàkk ji kese moom moo war a nekk seen mbir bu fekkee oustaz biy jàngale daara ji kese moo war a nekk mbiram lépp mu setal amoon ci dëkk bi sax du génn. oustaz mooy li may wax xam nga peut-être pour ne pas citer ma wax benn imam mun naa wax ni maanaam ñi diine yaakaar. dafa am fu ñu leen di xaaree. ci wàllu intellectuel. ci wàllu moral. ubbeeku d'esprit am surtout. ouverture waaye tamit nga am lu ñuy tuddee technique de communication macha allah comme sama oustaz allahumma laa adur ni nga koy defee. parce que wax ak nit yombul. téeméeri nit parce que pédagogue yi dañu wax ni. téeméeri nag. benn bant moo leen di sàmm. mais téeméeri nit téeméeri yat moom moo leen di sàmm. nit ku nekk ak yatam. donc nag ci biir loolu xam nga ñaari baat la sax oustaz seetluñ baatu yar ak baatu yat kan moo yayoo yat ak kan moo yaroo yar mais religieux bi war na ko xam te l'islam bi sax doyewul sax yat ba ciy dóoraate parce que dóor yi moo mujj ci jàngale kon bu ma bëggee lancer waat benn appel nous les religieux ak képp koo xamante ni diine ñor na la wala islam wala nga nekk sëriñu daara wala imam rek dañu lay ñaan nga amaat beneen taxawaay nga amaat beneen gis-gis ci am lu ñuy tudde inshiraahu sadri daf ma dal léegi oustaz bi may ñëw nga baal ma dama taxaw ci benn jaaykatu café ma ne ko jaay ma café bi may jaay café mi ngi yor téléphone bi daf ma jaay café ba pare nekk ci dafa jël téléphone bi di ma jaay café mi ngi ko def ci nopp bi di ma defal bi ma ko xellilee dafa tàng ma ne ko yaay booy baal ma nga xellil ma li nga xamante ni moom mooy café bi nga jëril ma ko di moins nga baal ma bi ma koy jëril li ma ne ko jël sentir naa ni daf ci mer te xamul ni affaire bi demande ak offre la rek man bu ma ko joxul sama fukki dërëm bi du jaral mais bi mu meree ma ne ko bi mu meree ma xam ne dafa mer ma ne ko yàlla na yàlla barkeel njaay mi yàlla na la yàlla defal tawfiix ma sentir ni mi ngi am beneen soulagement boo xamante ni am na ko loolu boo deful boo amul tuuti pédagogie wala technique de communication doo xam ni kii mer na ba li ma koy wax ainsi de suite donc pour ñu récupérer waat nit ñi dafa am benn style dafa war a am benn modèle dafa am benn gis-gis boo xam ne moom la ñu war a mën a am pour woo nit ki ñëw tamit mais nga jox ko li nga ko war a jox wàllu diine wala ci wàllu action sociale wala wàllu nekkin ak melokaan. jërëjëf Oustaz beneen kii bi mooy nii ban action sociale la ñu war a def tey pour la protection de l'environnement. loolu yow niveau yaraax bu ñu ko waxee faw ñu tudd la pollution de la mer. ci li nga xam ne moom mooy baie de Hann bi yéen ngeen nekk ci di yëngatu foofu noonu au niveau de yaraax ak jéem a fexe yaraax am beneen image bu gën a rafet bu gën a set. du yaraax kese mais ñëpp war nañ ci inspiré mais baie de Hann dafa nekk benn lutte boo xam ne c'est international actuellement ban taxawaay la ñu mën def action sociale boo xam ne dinañ protéger environnement bi. waaw nga tënkaale ko ndax waxtu bi li ci des. waaw oustaz comme ni nga ko waxee rek ci wàllu environnement. ci wàllu l'islam balaa ñu ci baie de Hann benn baat rek. xam nga l'islam moo njëkk santaane li ñuy wax reboisement. dañu war a di reboiser. parce que kenn ku nekk xam na ni ci diggante oxygène ak gaz carbonique diggante garab ak nit échange boobu li muy am. kon ñu xam ni oxygène moo fi bàyyi garab gi waaye gaz carbonique moo fi bàyyi nit. gis nga kon complémentarité ni ma amee solo. moo tax koo dégg naan man kese la faalewu ma kenn dafa xamul li mu xam. moo tax gis nga complicité boobu am ci wàllu reboisement. ñaareel bi li nga wax ci wàllu dépollution de la baie de Hann moom moo ci nekk. baie de Hann benn plage la. benn géej la boo xamante ni bu nekk Yaraax nekkoon deuxième baie au niveau international. mais malheureusement ñu baal ñu jamono bi pollué Brésil bi rek Sao Paulo su ma juumul moom moo ko fi rawoon actuellement nii dafa pollué pollution bi mooy lan mooy ñiy tijji seen canal yi mooy respecté wuñu baie bi dañuy déchets yi ñuy am fa lañ koy sànni plastique yi ñuy am kon baadu yaraax li yàlla waxoon zaharal fasaadu fil barri wal baxri bi ñoom dañ cee dugg kon waaw liñ ciy dugg mais li ci ëpp nag dañuy ñaan nag di lancer appel ci autorités yi ak ñëpp parce que bi maa kasabat ay di naas bi maa kasabat ay di ru'aat bi maa kasabat ay di naas ay bi maa kasabat ay di ru'aat parce que responsabilité partagée la autorités yi am nañ ci responsabilité waaye nit ñi am nañ ci responsabilité
nit ñi am nañ ci kon ñu nag li ñu toll à notre niveau ci wàllu baie de Hann ci wàllu environnement ñi ngi ñaan ñu def la protection totale te mooy lan mooy ndox mi bu ñu koy sotteeti ci géej gi ñu segg ndox mi ak li nga xamante ni moom mooy déchets yi muy benn ñaareel bi ñu gën a organiser wu chaque 2 mois ou 3 mois ñu bale géej gi ba mu set nettoyer ko parce que an nazafatu min al iman la propreté fait partie de la foi fait partie de la foi kon bu ko defee ci baie de Hann boobu rek dañuy lancer appel ci riverains yi ak ñi nga xamante ni ñooy la population hannoise parce que baie de Hann dañ koy wax rek mais Caaroy la Mbaaw la Bargny la lépp ci biir baie de Hann la mais dañuy tudd Hann bu ko defee nag di gën a lancer waat appel gis nga le 5 passé journée de l'environnement mondial la woon mais nit ñi dañu wàcc sur le terrain waxtaane ko reboiser taxaw bale nettoyer encore une fois kon l'islam avant ñuy wax environnement yii nii l'islam moo njëkk a tudd lu ñuy wax environnement ci taxawal ci yaatal ci def li nga xamante ni moom la war a def. kon tey li ñuy xaar ci baie de Hann mooy jeunesse su Hann bi. ñoom war nañ mën a taxaw ci li nga xam ne moom moo ko mën a jëmale kanam ak li nga xam ne moom moo koy setal waaye ñu gis ni Oustaz ñu jox la nga joxe kàddu gu mujj ci émission bi gis nañ ni tamit waa Man ak Yaraax plateforme la ñoom tamit ñi ngi taxaw ci action sociale waaye aussi tamit ci la protection de l'environnement. waaw Oustaz pour mot de la fin bi du yàgg ginnaaw bi ñu santee leeral.net et di ñaan yàlla lépp lu ñuy joxe yàlla na nekk lu leer yàlla na nekk lu leer di sant Oustaz Daouda bi nga xamante ni moom suñu partenaire la suñu xarit la di ñaan yàlla ñu yàlla defal topp ak dégg et di sant waa Yaraax yëpp waaye rawatina tamit waa Man ak Yaraax Man ak Yaraax benn plateforme la boo xamante ni dafay defar rek dafay orienter dafay promouvoir la commune promouvoir suñu jeunesse moom mi Oustaz dalal ma ci la bokk day indi xam-xamam ak ay orientation am ci loolu bu ko defee def nañ fi sax ay activités yu am solo ci defar 1000 masques joxe nañ ko au niveau Man ak Yaraax def nañ ay lavoir yoo xam ne joxe nañ ko ci ay gel ak lépp luy nit ñi def rek def nañ ko ci taxawaay parce que man dama gëm li ñuy tuddee activité plus action am na solo man mooy sama slogan activité plus action. xam naa ci dara waaye tamit li ma ciy wax nag bu ma ko bindee pare dama ciy teg ni ak ku ko mën a def baax na. parce que na baax rek. kon àdduna kenn ku nekk damay ñaan bépp jeune bu may dugg. slogan mooy na nekk na baax. bu ko defee di sant waa Yaraax di sant ñoom ñu yabaloon di sant Oustaz Mor Thiam di sant association waar wi. association taxawu xale yi di ziar Oustaz Mor Thiam suñu Oustaz suñu kilifa suñu Oustaz Mouhamed Ndiaye Thiam Oustaz Mouhamed Ndiaye Thiam Oustaz El Hadj Cissé du ma ko fàtte sama sëriñ yooyu nga xam ne ñoo ma tàggat. merci jërëjëf di sant la commune Hann Bel-Air mag ndaw góor jigéen ñëpp di leen sant jeune leader yi fa nekk bàyyiwuñu kenn. ñu nuyu kilifa ga fa nekk Babacar Mbengue. di nuyu kilifa dëkk bi mooy kilifa dëkk bi nekk sama cousin ba. di sant ñëpp rek encore une fois oustaz moom dafa baax parce que moom dafay yaatal universaliste la dafay bëgg ñëpp bokk ñëpp am bu ko defee ñi ngi santaat encore une fois waa yebal yëpp ci turu Yaraax ci turu Man ak Yaraax bu ko defee di jégguluwaat aqulu xawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum jamian wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf, c'était tout pour votre émission Jeunesse et Religion tey un immense plaisir la wax dëgg yàlla dalal suñu professeur suñu xarit nekk pédagogue nekk moniteur collectivité éducative nekk acteur social nekk oustaz aussi nekk imam di bayaan ci jàkka yeeg yëpp di oustaz Makhtar Thiam tey nag dafa fi ñu génne nii tey nag ci mbubb mu rafet mi Pape Omar moom bardi na ci bu yàgg-yàgg benn xale benn jeune bu baax macha allah bëgg jeunesse et religion moom moo génn fii di li expérience couture ku fa bëgg rek ci yu baax yi ñoom Pape Omar ñi nga xam ne ñi ngi ci ay ngoro war a dem Richard Toll baax na ci ñoom booteel ci 77 137 13 84 77 137 13 84 li expérience couture yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na partenariat bi yàgg te am solo ngeen gis ci seen bopp ñu gis ci suñu bopp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demeek ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabo islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee da nga ko fa fekk. Librairie islamique Li et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu ama am solo yu ñuy jaay lu demeek ni miel lem ñu ñëpp
xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Ly et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Ly et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Du nouveau et des nouveautés à la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Dème, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Albourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Albourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Albourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture.